sant nañu leen gërëm leen bu baax mbokki bisimilah ci xibaaru mara xiile ca gën a fës bokk na ci ña war a teewal réewum Sénégal ca parlement CEDEAO tey jile daal dinañ leen tabb ñoom juróom benn député yi waaye Moustapha Cissé Lo ma jiite woon boobu lépp kuréel tey jile nag dafa dal di mer bu futtu la muy naqarlu nee na dañu ko waroon delloo njukkal sargal ko ca biir assemblée ndax nag liggéey bu mucc ayib la amoon ca jamono ba mu doon jiite boobu lépp kuréelu CEDEAO. Coronavirus ñuy woy di ci waxandi may am ca Chine ñi ñi di ñàkk seen bakken waaye nag ñu àddu jëmale ci wàllum koom geek naka la mun a laale gafag ak réew bi te bu ñu jàppee ne nag ne téeméer boo jël ci ay produits yu bàyyi ko biti réew fukk ya ca Chine lay daal di jugee ndax loolee dañu koy daal di dakkal naam daañ ci andi ay leeral ci biir xibaar yi. ñu wax ci leneen élection boobu war a am ca Togo ci weeru février bi ñu dugg doomi réewi Togo yi nekkee ci Sénégal ne ñoom nag dañoo daal di doyal ca njiit la fa nekk jamono ji ñaar fukki at ak benn nag boo ko defee ci réew war a mën a joxe lenge ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg réew ma te bëgg a jiite li ñu bëgg nag jamono ji mooy coppiteef am ci seen ëpp réew. mbokk yi loolooy ponk yi bu ngeen taaxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum xibaar yi rek doog sees koy doo rek coronavirus ba daal di am ca Chine ak doomi réewi Sénégal ya fa nekk ci tiitange njiitu réew mi nag tey ji la daal dinay àddu jëmale ci ñoom ñooñee nekkul ne dañ leen a bana andi ci réew mi delloo si leen ci seen biir réew di Sénégal waaye nag dafa dine moyen wala sax jumtuwaay yi nga xamante ne moom la ñuy soxla ngir jële leen foofu andi leen fii ñeel seen kaaraange moo fi amut yooyu les kàddu nag mi ngi ko yëkkali tey jile ca jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon amal levée des couleurs ñu daal di déglu njiitu réew mi Macky Sall ci suñuy naataango RTS. mesure yi ñu war a jël booy rapatrier fu foyer maladie am na fekk d'abord nga mën leen jëli ci anam yoo xam ne doo taxaw ci benn réew fii ak Chine nga mën a dem foofu jël condition ña leen di jëli ñoom seen bopp ci wàllu médical ak ci seeni capacité ñu bañ a aussi am benn risque bu ñu dellusee nga am foo leen yóbbu. condition yooyu laa ne Sénégal mënagu ko du càggan ni dañuy seetaan doomu réew mi déedéet ñu ngi jokkoo ak réewu Chine ci lépp lu ñu mën a def te it bés bu ñu leen mënee génnee dinañ ko def ci condition yoo xam ne ñu ngi koy étudier. mi ngoog mu nekkoon kàddu njiitu réew mi Macky Sall jëmale ko doomi réew yi Sénégal ya nekk foofee ca Chine ca Wuhan ñu daal di desandi ba tey ci coronavirus beeg njeexital yi mu mën a am ci wàllum koom rawatina ci réewum Sénégal gi nga xamante ne téeméer boo jël ci produit yi ñu fiy jëfandikoo fukk ya ca wàllum Chine lay jugee yooyu les produits nag ñuy faral di ko jëfandikoo lu bëri ndax fu sa loxo toll rek wala sax sa poos mun nga cee jotee sa ay leeral nag bàyyeekoo ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllum njënd meeg njaay mi nekk ci réew mi ndax dañuy dakkal yooyu les produits am déet ñu ànd ceek Mor Talla An. comme ni ko yeneen naataangoo mu réewam defee ci àdduna bi Sénégal daal dinay jël ay matuwaay ngir aar boppam ci jàngoro gi di coronavirus ci aéroport yi teg nañu fa ay capteur yoo xam ni dina mën a xam ñiy jugee bitim réew di ñëw ñan ñoo ci amele boobu jàngoro ndorte suñuy bagage yi bàyyeekoo Chine lu am solo la lu ëpp ci 10% la toll waaye ci kaw loolee ñii di njiit yi jaaxleeguñu ci. Je pense qu'il est un peu prématuré. yaakaar naa ni teel na lool ngir ñu aaye li nga xam ne mooy bagage yi bàyyeekoo réewum Chine. bien provenant de la Chine mais. ndaxte règle yi ñu tëral ngir tere loolu lu mën nekk la waaye day fekk dëkk boobee daal di am feebar bu doy waar maa ngi fàttaliku ci atum 2005 bi nga xam ni jël nañu arrêté ministériel gannaaw ba grippe aviaire amee daal di aaye bépp importation boo xam ni ci wàllum produit avicole. produit avicole. bu ñu sukkandikoo ci OMS kër gi yor wàllum santé ci àdduna wërngër këpp lii di menace coronavirus daal dina yokk loola ci àdduna bi waaye ay mesures yoo xam ne jël nañ ko ngir wàññi lu ñu mel la mën na nekk su dee loolee appliqué nañ ko réewum Sénégal daanaka du ci jaaxle lu bari. ndax boo ko xoolee produits yi chinois yi dafa nekk ay produits yoo xam ni en fait bon marché la maanaam dañ koy soxla. njëg li day yomb te day yëwén ci ñenn ñi nga xam ne sénégalais yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ba tax na tey boo demee ci marché yu bëri produits chinois yooyu nga fay fekk nga xam ne ñi nga xam ne yàlla mayu leen doole ñu dem am si produits yu cher yi
mën a am produit chinois yi faj seen soxla buñ ko intégrer wala bokk virus bu mel noonu yàq ko dana laal lool maanaam sénégalais yi te dana wàññi seen demande intérieure te loolu baaxul ci économie. boo xoolee dëkk yooyu tolloowuñ doole ak Sénégal mu mel ni Allemagne tey Lufthansa tëj na jokkalante bi mu doon def ak Chine Sénégal nag mënul tëj waaye nag war nañu may ay jumtukaay yoo xam ni war nañoo mën a saytu xool bu baax yooyu di jóge Chine di dugg ci dëkk bi. ñu jàpp yenn ci ay réew yu fekk baax ci wàllum Europe comme ku ci mel ni Allemagne États-Unis ñoom daal dinañuy wàññi bu baax seen jëflanteek ak réewum Chine. ci tënk njiitu réew mi Macky Sall nag daal dina biral na dañu taxawal ab kuréel goo xamante ne mooy saytandi rapport yu Cour des comptes lépp loo xamante ne nag moo ci war ñeel it daañu ko jëfee li nga xamante ne it moom la ci yoon war a doxal jëmale ci wàllu woowee it du des benn yoon gannaaw. ñu desandi ba tey ci rapport Cour des comptes ak gis-gisu ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo moom mu jiite woon parlement CEDEAO li mu gis nag mooy mbir yi warta am xaaj ak seen moo xam nga fare ci kujje gi wala sax nga nekk ci nguur gi képp koo xamante ne dañ leen cee tudd wala sax ñu daal di la cee lim ñu daal di lay xool mbir yi naka nga ca tëree bu fekkante ne it dafa am loo xamante ne da caa war ñu warloo kook yow ci wàllum yoon ñu daal di koy jëfee ñu déglu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Ly. bu dee ñoom gis nañu lu jaaduwul kenn def ko mu nekk ci nguur gi dañ koo war a wane fañ ko war a wane bu dee ay topp ci justice am na ñu topp leen ñooña ñu may leen ñu défendre bu ñu defee dara ñu condamné leen bañ leen a yërëm dëgg mooy loolu ndax sunu alal kenn waru koo foyee alalu réew mi kuñ ko jox da ngaa war a rendre compte reddition des comptes bi dañ koo war di def te bañ a ñëw rek di ragalante gannaaw di tàccu lu waay def ñu ne baax na te fekk la ngay def sa poste nga koy defee defoo ko pour kenn te doo rendre compte man loolu moo ci suma xalaat. ca assemblée nationale di pencum ndaw réew mi la ñuy desandi te jëlee nag daal nañu tànn juróom-benn député yi nga xamante ne ñoo war a teewal Sénégal ca parlement CEDEAO ci noonu nag moom Moustapha Cissé Lo mooy jiite woon boobu lépp parlement daal di dab naqar lu métti lu nag ñàkk a delloo njukkal gi nga xamante ne defuñ ko foofee ca assemblée nationale mi nga xamante ne mu ne ab ndaw la woon ndawum réew mi waaye it ndawum assemblée nationale doon lu war ñu daal di koy sargal delloo ko njukkal ca liggéey bi nga xamante ne amaloon na ko ci bopp CEDEAO. Abdourahmane Ly Moussa Fall. gannaaw ay yéex ci tàmbali gi te def ay simili yu bëri ci lay wote te tukkee ci ay jafe-jafe ci wàllu woowu ci bu ñu sukkandikoo ci njiitu assemblée nationale moment bi ñëpp doon xaar jot na mu di wote gi député yi ñu ngi dugal seen xob ci biir urne yi ngir tànn ki leen nar a teewal parlement wu CEDEAO gannaaw loolu ba ñuy wàññi xob yi pour ñooñee nar a teewal Sénégal ca parlement CEDEAO xam nañu leen bokk na ci Waré Sarr Aimé Assine Ibrahima Sall Adama Sall ak Souleymane Ndoye ngir ku mujj ki nag nga xamante ni bokkoon na ci législature bu mujj bi juróomeeli législature bile ab toppandi rek lay doon ci lu ñu leen sasoon ci législature bu weesu bi bokk na ci nit yi di mën di dox seeni soxla ci jàmm ak salaam ak kaaraange gu doy ñoom ak seeni mbir. yooyu ay défi la yoo xam ne chaque fois ñu ngi siy débat ñu ngi koy def si rapport pays ñun ñaa ngi koy rendre compte te yaakaar naa si 5e législature ak vision bi nga xam ne président bu bees bi nga xam ne Sénégal la woon lay jógee moo koy incarné dinañ gën a définir lan mooy rôle parlementaire. mu di liggéey bu ñuy wëyal bu ki fi nekkoon njiitu parlement CEDEAO di dëggal si beneen wàll gi Moustapha Cissé Lo mer ba futt la def di ñaawlu li tax ndokkeeluñu ko si liggéey gu mu jàpp ni bu mag la ca CEDEAO. liggéey bi nag li ci am solo te waa assemblée waroon koo wax ndax dañ koo waroon a wax na ko fële waxe ndax Sénégal laa fa nekkaloon nekkaluma fa woon suma bopp mais wér na ne ñun ci sunu biir am nañuy problème ndax bu ma demee ba réew yépp tàccu ma ni li ma def kenn mësu koo def te mooy dëgg ndax li ma jël man bu dee benn lañ ma joxoon def naa ko fukk loolu danaa ko leeral ci yeneen i plateau ñu wax ba bàyyi santuñu délégation bi génnoon ku santul da ngaa xaram c'est parce que dañoo ami problème interne looloo tax defuñu ko loolu maa ngi leen di xamal ne rafetul président assemblée moo ko war a wax ndax moo nu yebaloon ci ndigalal Macky Sall moom gis naa ko sant na ma. ba tey ngir moom
mbir mi li ko waral doon na ay jafe-jafe seen biir balaa ñoo régler boobay jafe-jafe nag député wu CEDEAO ñu tabb bees nee nañu pare nañu ngir woyal liggéeyu ñu wuutu ngir indi seen wàll su luy suqali dëkk yi ci bokk moo di ay député yu ñu tabb ngir ñeenti at. ñu wax ci wàllum yoon nag yoon nañu tali ca Mbour géej maire ba nag daal àtte ba daal dinay leer Fallou Sylla daal dinañ koy tëj ñaari ati kaso yoo xamante ne ñetti weer lay daal di tëdd ak ñaari millions yu mu war a fay ci fàttali nag plateforme Mbour justice ñoom ñoo ko yóbbu woon ci yoon doon ko jiiñ ne nag dafa am place publique boo xamante ne da ko daal di jëloon jaay ko ab privé mu nekk boulevard Houphouët-Boigny. ñu jóge Mbour jàll ba Thiès ak kii di président conseil départemental bay addu ca la fa xewoon ca bés yi ñu génn ca diggante ki nga xamante ne nag mooy njiital mouvement Am Dem ak Abdou Lahad Sarr adage bu ministère des infrastructures ñoom ñaar ñooñu nag doon jàppante ñenn ñi gis ne loolee mun naa yàq li nga xamante ne mooy seen parti wala sax gis-gis bi askan wi di am ci seen parti moom nag président conseil départemental ba giseewul ni mel ñu déglu ay kàddoom ci micro Alioune Kane. waaw xoolal loolu mënu ma ko rafetlu lu may dégg nag ñu naan Abdou Lahad ay waa kër Omar Youm je veux dire loolu bëgguma ñu koy waxee noonu parce que day andi day déplacer débat bi le ministre Omar Youm mu ngi woon Caajaay di def ay clinique DM du dëgg Abdou Lahad c'est vrai que kiyam la naqati daajam la mais avant tout responsable fii la à Mbour doomu Mbour la am na droit dem demander autorisation nekk ci koñam ànd ak waa marché bi di def ay kiyam maintenant nag ba ma renseigné woo mooy autorisation bi Abdou Lahad moo ko amoon Cheikh Issa Sall n'avait pas l'autorisation donc man pour man waru fa woon mun a dem di fa def dara mais nag am na droit aussi Mbour yaatu na yaatu boo xam ne am na droit dem defi feneen man maa ngi fii zone Sonatel di def ay samay clinique day donc affaire bi nañ joxoon cër par rapport à ça donc keneen ku def leneen loo xam ne nag di xeex comme ça yow sa image ngay yàq mais mënoo yàq image yu sa président nag Macky Sall il est au-dessus de ces choses là il travaille maintenant nag ñi nga xam ne ñoo topp nag ne moom mooy ñoo ko gëm dinañ topp ci image am di def lu baax di wax lu baax di jàppale askan wi sans bruit di trompette parce que moom noonu lay liggéeyee. ñi wéyal seeni yëngu-yëngu nag ñooy liggéeykat yi nekkee ca RTS te bootu ci kuréelu Synpics la ñuy wéyandi di sàkku mooy ki nga xamante ne nekk fa DRH ba ñu daal di ko fay jëlee ñu ne nag ñetti fan la ñu jox direction ba ngir ñu daal di jël motuwaay ngir saafara li nga xamante ne mooy seeni mbébét Boubacar Dieng si di ñaaw. gannaaw benn ayu bés bu ñu amal ay yëngu-yëngal ci RTS fi mu toll nii dal amagum. dal googu sax li ko indi moo di direction générale bi ak liggéeykat yooyu le dañoo nekk di amal ay waxtaan ngir indi saafara ci mbir mi. pratiquement à la RTS mën nañ ne situation Dakar yi moo fi am ndëgëndiku situation maanaam ndëgëndiku commencé nañ benn mouvement depuis semaine ba le passé rencontré nañ direction générale déglu nañu nee na dégg na suñu wax problème bu nekk nag am na solution ñu ngi koy xaar mu gis solutionné ko. ci xaarandik dogal bi jóge ci yooyu lay waxtaan ñoom liggéeykat yi di am yaakaar ni nañu am dëgg ci xeex bi ñuy amal. dañu fas yéene continuer suñu mouvement bi parce que bu fekkee da ngay xeex pour benn affaire jotoo ci da ngay xeex ba jot ci xeex la rek ngay gagné wala ñu gagné la wala nga match nul ñun nag dañu am yaakaar dañuy gagné parce que lii agent yi affaire agent yëpp la du affaire benn syndicat du affaire benn nit et puis du xeex pour nit combat de principe la. bu fekkee ni benn saafara ci amul ci seen ñaxtu yooyu le ñoom ñetti liggéeykatu RTS yi fas nañoo yéene dérouler lii di seen plan d'action waaye ki nga xam ni moom lañ joxoñ baaraamu tuuma di directeur des ressources humaines bi ñu ko jotee téléphone lim ñu xamal moo di fi mu toll nii mënagul a àddu jëm ci mbir mi ndaxte dañoo nekk ci ay réunion ngir indi saafara. ñu desandi ba tey foofee ca RTS ak Moustapha Cissé mi secrétaire général bu Synpics ba moom nag ma ngay àddu jëmale ci la xew ci kër gi di APS mu ne jaaduwul benn yoon te lépp loo xamante ne nag moo leen ca war daañu ko ci def ñu déglu ko ci micro Boubacar Dieng. mooy indi sama soutien ak sama soutien wu xarit yi nekk fii yëpp suñu xarit yi nekk ak suñu frères yi nekk fële ci APS li fa xew actuellement nii cautionné wuñu ko te duñ ci ànd ba mukk. waaw li am ci APS dafa ñaaw rafetul jekkul. parce que mënuñ dem ba ay 2020 ñuy fi installé ay régime yoo xam ne genre dictature lay niru di noot nit yi di la ñàkkaloo fayda loolu nag gëm naa ne presse bi yëpp muy audiovisuel privé comme public ñëpp dinañ ci jóg pour mettre fin à ça.
ñu wax ci leneen jongante njiitu réew Togo mu war a am nag ci weeru février bi ñu nekk doomi réewu Togo yi nekkee fii ci Sénégal nag gis ne njiitu réew ma fa nekk dafa war a able dañoo doyal sëkk ñaar fukki at ak benn nga jiite comme réew foofu rek nga daal di jox ñeneen ñu xool na naka la ñu mënee Ndeye Mariam Gaye. palum njiitu réew bu Togo bi ñu war a amal ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février 2020 bi indi na ay coow yu bëri noonu la demee ci togolais yi nekk fii ci Sénégal fii ci Sicap Liberté 3 waxtaan bu metti moo am ci diggante ñoom ñiy dëkk Togo te nekk fii ci Sénégal Anselme Ondougou nee na du mën a nekk ñu falaat kii di président bi fi nekkoon di Faure Eyadema. waaw man li ma gënal mooy nguur gi changé maanaam benn famille rek fi nekk depuis 40 ans ñun daal bëggoon nañ beneen doomu réew mi jël dëkk bi boobaa ñu xam fan lañ jëm ak avancement bi muy joxe waaw ñun daal loolu rek lañ ñaan suñu sañoon nag li ñuy wax démocratie mooy kenn ñëw dem jox keneen voilà loolu la ñuy ñaan. loole itam la xaritam bii di Alex Sosa wax changement bu gaaw rek la moom mi bëgg. man dama bëgg changement am ndax ñoom dañ fay yàgg trop parce que ku fi nekk papa moo fi ñu ko nekk léegi papam gaañu. doom ji ñëw te ba léegi doom ji def na fi ñaari mandat te pour man dafa ëpp daal waaw ndax am nañu yenn potentiel opposant yoo xam ne war nañu mën jël nguur gi. dama yàgg a dégg ku ñuy woowee Jules Christ Olympio te kooku yàgg na ci politique bi loolu nga xam ne kooku suñ ko mayee chance am yaakaar naa ne moom dinañ ci génne. ci fukk yi nga xamante ni nii taxawoon nañ bëgg a doon président juróom-ñaar rekk ñoo ci jot a jàll ginnaaw bi ko conseil constitutionnel sayto ci ñooñee nag bokk ci njiitu réew bi fi nekkoon te war a xeexaat ñetteelu mandaam ginnaaw ñaar fukki at ak juróom-ñaar yi nga xam ne nii baayam ba woon toog na fi muy Gnassingbé Eyadema. tàggat yaram ñu wutali ca Mbour Géej ca wax ci marathon bi nga xamante ne amoon na fa ci ay bés yi ñu génn bi nag nekkoon ñaar fukk ak juróomeel édition ba mbir yi ñu ngi ko dooroon ca atum 1994 ca njëlbeen ba nag juróom fukk coureur képp la woon waaye ci bi mujjee am édition bu mujj bi nag am na lu tollook junni ci ay participants Alioune Kane. semi-marathon bile mbégte bu mag la jural kii di patron bu Eiffage. Bravo à Michel et à l'organisation parce que ça fait 20 ans que nous accompagnons. ñun dañuy kontaan ci organisation bi di jaajëfalit kii di Michel bi mooy ñaar fukkeelu at ñuy gunge événement sportif bi nga xamante ne ñu ngi koy duppee semi-marathon de la Somone te seetlu nañ ne nit ñi dañuy gën a bëri di ñëw di participer muy wane ne bëgg nañ lool mbir mi daal gën a dem ci kanam donte sax tey ji naaj bi tàng na lool terewul sportif yi jongante nañ ci anam yu mucc ayib ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañ ci organisation bi fii ci réserve bi xale yi nga xamante ne ñëw nañ lii sax suñ ko doon mën a def juróom benn weer yu nekk loolu lu baax la. Il faut faire ça tous les 6 mois. ki nga xamante ne kii nag moo jël raw gàddu gi kontaan na bu baax a baax ci ndam loolee waaye wax na njëriñ li nga xamante ne compétition bi am na ko. donc yàgg naa di ko participer bi mooy yaakaar naa mooy 4e fois ma koy participer te maa koy jël te kontaan naa loolu trop ci victoire bi. événement sportif bi lee bokk na ci ñi ci teew muy responsable bu réserve naturelle d'intérêt communautaire bu Somone. ndaje mi nga xam ne moo tax ñu daju fi tey muy ci biir rawante bi nga xam ne dañ koy organiser fii ci dex gi dexu Somone bi ñu ne nag comme ñu bari ay lu tolloog ñaar téeméeri nit wala lu topp wala junniy nit dinañu ñëw teew fi ñu jóge ci dëkk yu bari ci àddina bi ñëw teew fi vraiment daf ñuy permettre aussi nit ñi gën a xam aussi suñu liggéey. 25e édition semi-marathon bu Somone ñi ci bokk toll nañ ci junni ak ñaari téeméeri nit te def nañ ko ci ñaari pàcc benn bi mooy bi am ci 10 kilomètres beneen bi ci 21 kilomètres. foofee ca Mbour Géej la xibaaru maraxee di daal di buuree 19h45 seen ngeen ñoo andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan des leen di teewlu suñu yeneen jotaay programme jërë ngeen jëf.